Bamba war na jëm ne leen jaajëf borom Tuuba. jërë ngeen jëf suñu mbokku téléspectateurs yi teewlu inforewmi.com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen jaajëfal saa su nekk rek ni leen ko diggee woon rek ci màggalu Touba 18 safar édition 2019 bi ñu amal leen ay waxtaan yu am solo ay plateau spécial yu ñu jagleel ki nga xam ne si mooy ku tedd ki Serigne Touba. tey kii taxaw ci suñu wet di Pape Djibril Fall journaliste nekk analyste nekk fële ca TFM ñu fas yéene waxtaan ak moom ay point yu am solo xam naa bala ma dugg ci waxtaan bi rek dama koy bàyyi mu nuyoog suñu mbokku internetu Inforewmi ñu doog a dugg ci waxtaan bi. di la nuyu bu baax di nuyu ñi nga àndal sa équipe bi di wax ne Inforewmi moom suma Inforewmi la donc ci njaboot gi laa bokk di kontaan trop ci jotaay ak ñoom di nuyu seen internet yi ci biir réew mi ak ci bitim réew di wax ne kontaan nañu lool ci bokk jotaay bi daan nañ bég lool nag. waaye dañu gën a kontaan ci bi ndax fi ñu ko defee moo tax ndax fi ñu ko defee dafa am lu bari lu muy symboliser ci ñun am lu bari lu muy symboliser ci sunu dund am lu bari lu muy symboliser ci sunu doxin donc daan nañ daje waaye daje bi daf maa gën a neex. Pape Djibril tey ñi ngi fas yéene waxtaanee ñaari point yoo xam ne si yu am solo la benn bi ci njëkk mooy ku tedd ki di Serigne Touba ni mu fondé mouridisme ci jaamu yàlla. ci liggéey ci nangoo topp sa kilifa loolu bu ñu ko waxee rek dañuy wax loo xam ne si tey moo jiite àdduna bi yëpp ñëpp war cee bàyyi xel ñëpp war cee gis deuxième point bi mooy Serigne Saliou ak ndaw ñi waxoon na wax ju rëy ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba defoon ci mag ñi waxu Serigne Saliou boobu noo ko jàngate waaye bala ñoo ñëw ci deuxième point bi dañuy ñëw ci Serigne Touba ak ni mu fondé mouridisme. question bu yaatu la. mel ni lu jege waaye di nuru lu sori ci bu fekkee ne bëgg nañ ñu def rappel historique waaye xëy na dina jàppandi bu fekkee ne rek ñi nga xamante ni ñoom la defal tawfeex ñu bind ci moom li nga xamante ni loolu lañ ci jàngal waaye li nga xamante ni loolu lañ ciy jàpp rek mooy koo xamante ni la jógoon na ne fas yéene naa liggéeyal boroomam jaare ko fas ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaare ko ci delloo siwaat ne dina dundalaat li nga xamante ni moom mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci ñun waaye mu mënee waale de façon subsidiaire aussi yeneen combat bokk na ci aliénation mënu ko woon nangu assimilation tamit mënu ko woon a nangu donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni dafay nekk ay meññeenteef maanaam fruit d'un labeur boo xamante ni def na ko ci ki nga xamante ni moom moo woote li nga xamante ni moom mooy yoonu murit te du leen lu dul képp koo xamante ni da ngaa nam ma jëm ci suñu borom képp koo xamante ni da ngaa bëgg a am ngërëmal yàlla en d'autres termes képp koo xamante nii rek am nga yéene li sëñ Saliou doon wax naan li ñu fi indi te bàyyi ñu fi nga xam ko dund ko ñoŋal sa dund àdduna ñoŋal sa dund àllaaxira loolu mooy muridiya loolu moo taxoon Serigne Touba tamit am taxawaay bi nga xamante ni am na ko ngir défendre doomu aadama humanité ngir dundal li nga xamante ni moom mooy tamit ci race bi nga xamante ni ci lañ ko wàcce muy nit ku ñuul mu défendre ko bu baax a baax aussi leneen li aussi mooy décomplexer relation yi nga xamante ni amoon nañ ko ak Occident am ko ak Orient donc mu bëri ay bunt yu bëri yoo xamante ni mën nañ ko cee jàngat ci taxawaay bi nga xamante ni amoon na ko ak li nga xamante ni moom moo sabab tey mais mu daal di ne képp koo xamante ni sa mbég sama bos la su bés bi ñëwee nag ma ci santale suñu borom subhanahu wa taala muy jour de grâce rendre ci grâce à Allah subhanahu wa taala ngir teraanga yu mag yi nga xamante ni defal nañu ko la particularité nag mooy dañ daan gis nit ñi bu ñuy fête victoire mooy bu ñu demee ci xare ba ñëw moom keroog bi nga xamante ni sunu borom dogal na ci moom mu war a dem tukki bi liggéeyal ji sunu borom subhanahu wa taala lu jege juróom-ñetti at ci fi nga xamante ni moom mooy Gabon dellu si ñu jël ko yóbbuwaat ko Mauritanie juróomi at dellu si ñu jël ko yóbbuwaat ko Thiène Jolof jëlewaat ko fa indi ko waat résidence surveillée fi nga xamante ni moom mooy Diourbel ba ni mu wuy jee suñu borom subhanahu wa taala ñu indi ko fii ci Touba ak péripéties yi ci jaar yëpp muy Ndar la fa xew muy Ndakaaru la fa xew donc bëri ay jàngat yoo xamante ni c'est un grand universaliste c'est un grand africain c'est un grand sénégalais koo xamante ni la jot na nag fii nga xamante ni àdduna daf fi toll ñuy wax crise des valeurs wax crise identitaire ñooñu bés bi bu jotee
bésu retrouvaille bésu introspection la waaye bésu jàngat la par rapport ak li may faral di wax sunuy valeur fondatrice waaye valeur fondatrice yooyu ay pères fondateurs ñoom ñoo ko incarné woon te moom daf cee bokk ci ñooñu nga xamante ni nag wax dëgg fa yàlla dañu ko ameel njukkal. donc dañ ko ameel njukkal ñun bés bi buñ ci ñëwee dañ koy santale sunu borom subhaanahu wa taala sunu kéem kattan waaye nag dañ ko ciy delloo njukkal moom. dañ ko ciy delloo njukkal ndax kenn ku ci nekk rek liñ naan lëkk su lekkee alom na ko gërëme coy donc loolu tamit dañ ko ciy sant bu baax waaw dañ ko ciy sant bu baax a baax ak yeneen yi nga xamante ni yëpp am na maanaam projet yi nga xam yëpp yoonu murit am na ko bëri na ay jàngat daal yoo xamante ni maa ngi invité bu baax taalibe yi ñu gën ci bàyyi xel gën koo jàpp bu baax xam ne am nañ loo xamante ni tey un patrimoine boo xamante ni tey buñ ko jeqee bu baax sunu dund àdduna dina yéwén te bu yéwénee rek sunu dund àllaaxira yéwén te loolu mooy encore une fois li sëñ Saliou doon wax li ñu fi indi te bàyyi ñu fi pour basculer ci sa question beneen bi ci sëñ Saliou xam nga tey àdduna dafa toll foo xamante ni dafa bëri ay problématique Sénégal toll foo xamante ni dafay poser wu question yu bëri ci frange de la société boo xamante ni frange bu am solo la muy la jeunesse il faut que ñu xam ce qu'on veut en faire est-ce que dañoo bëgg que cette jeunesse là soit une charge wala mu nekk une chance wala ndax dañoo bëgg mu nekk une opportunité wala mu nekk une menace kii di sëñ Saliou nag dafa amoon une réponse par rapport à ça Xelcom nga xamante ni dafa eggoon na ci liggéey la woon ak jàng bi waaye demoon na ba wax ne sax képp koo xamante ni liggéey bi dafay yàq jàng bi na bàyyi liggéey bi pour wane ne la jàng bi moom moo ko gënoon a yitteel te loolu mu def ci loo xamante ni lu am solo la ki nga xamante ni tam mooy rakkam muy sëriñ Mouhamadul Mourtada Al Azhar bi nga xamante ni indi woon na ko Sénégal sëñ Ahmadou Badawi wax na ko tey nee na fi mu ne nii lu toll ci 84 000 xale ñoom ñoo fa nekk di fa jàngee université bi li mu nar a réceptacle bi li mu nar a jël ci nit yàlla rek moom moo xam ne mu toll donc loolu ay chantier yooyu loo xam ne ñoom comprendre nañ ne mbir mi ci xale nga koy commencer li président Abdoulaye Wade doon wax dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu auras donc loolu moo tax focus bi yëpp dañ ko war a def ci xale yi dañ ko war a def ci jigéen ñi réew yi gën a tardé ci àdduna mooy réew yi nga xamante ni néewal nañ fa doole jigéen néewal nañ fa doole xale donc xale ak jigéen dañ leen war a jox seen gëdd dañ leen te loolu sëñ Saliou daf cee def liggéey bu am solo ànd ak ñoom tàggat leen jàngal leen ba ñu ne ar ni sëñ Fall doon wax yar leen tamit ba ñu ne nër ba fuñ mën a nekk fuñ mën a dem tey nekk fa nga xamante ni kum pare ci yow rek foo dem da ngay soppiwaate waaye kenn du la soppi te loolu moo am solo loolu mooy fexe nga ba mu am identité fexe nga ba mu naw li mu doon fexe nga ba mu fonk li mu doon te je pense que loolu mooy le message principal bi nga xamante ni def na ko ci te loolu la continuer loolu la ki nga xamante ni tam moom moo ko wuutu tey muy Cheikh Ahmadou Mbacké Cheikh Saliou Serigne Cheikh Saliou Mbacké liggéey boobu lay def njabootu Serigne Touba gi yëpp tamit muy cheikh yeeg ñëpp tey kenn ku ci nekk loolu nga donn muy jàng ak jàngale léegi nag Serigne Mouhamadoul Mountakha tey dafa indi beneen réponse boo xamante ni dafa dëppoo avec les enjeux du monde moderne mooy université bi nga xamante ni dafa am caractère universaliste bi nga xamante ni moom lañ ci bëgg te loolu mooy tax nag université nekk université day nekk université bu fekkee ne ñoo ngi fay jàngale xam-xam yu wuute yu bari yu am njëriñ waaye bu fekkee ne tamit ay nit dañuy bàyyeekoo fu nekk di ñëw di bokk ci université boobu di fa jàng ndax loolu yëpp day fay enrichir ñi fay daje ndax tey jii boo ñëwee ci benn université fekk malgache fekk européen fekk américain fekk ku nekk ñëw te kenn ku ci nekk bala ngay ñëw am na loo jëlee sa dëkk jàng ko ba pare échange boobu di am ak interaction boobu dina tax melting pot boobu dina tax kenn ku ci nekk dina am xam-xam bu bari ci li nga xamante ni moom lay jàng waaye dina yëg ne ci université la nekk ndax dafay am un caractère universaliste et je pense que loolu la ñu war a retenir ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni sëñ Mountakha sumb na ko te tey président de la République bi mu fi ñëwee dafa wax lu am solo dafa wax ne fast track bi nga xamante ni moom la bëgg muy rapidité d'exécution ci travaux yi muy célérité ci travaux yi mu ne loolu gis na ko tey bi mu ñëwee Touba nee na moom loolu la bëgg ci gouvernement am ak ay ministre am waaye nee na Touba la ko gis tey bi mu ñëwee ci université Cheikh Ahmadou Bamba bi donc encore une fois loolu moo tax niñ koy faral di waxee Serigne Touba réponse la par rapport ak li nga xamante ni mooy les goulots d'étranglement par rapport à mbir yi nga xamante ni yëpp dafa ñuy sonal tey
daf ci indi réponse donc ñun nan la ñuy def ba dem jëli loolu nga xamante ni sunu mag ñi jàngale nañ ko te on en a suffisamment waaw donc jarul ñuy jéggaani wala bala ñoo jéggaani nañu xool li ñu am ba pare doog a jéggaani su boobaa du yàq dara waaye daal li may bañ daal mooy ñu dem jéggaani mel ni amuñu dara ndax am nañ lépp. kon day tegtale ni waxu président de la république boobu war nañ xool ci doxinu yoonu murid système bi nga xam ne si noonu la ñuy doxee. ñoom war nañu jàng bu baax nag wax dëgg fa yàlla ndax keroog rek tëj na ministre mi di def séminaire président de la république tëj na leen di def benn séminaire gouvernemental di leen jàngal nu ñu war a doxalee donc yenn saa yi tamit nga gis mu tabb tey suba mu teb bi dindi def fële te loolu yëpp xëy na bu fekkoon ne sàmmonte nañ ak lii kilifa yi jàngale ndax sëñ Mouhamadul Mountakha tey du gis nit ci ñi nga xamante ni moo ngi leen di tabb di leen jox ay liggéey dina xool ndax kii am na xam-xam bi ndax xarañ na waaye ndax boole na ci yar bi ndax boole na ci nangam ndax boole na ci nangam donc loolu nga xamante nit ki war na koo am comme étoffe ba ñu war ko mën a dénk yaakaar ci moom mu doxal bu wér donc ñoom loolu war nañ ko jàng si tey loolu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy yaa ma neex rek du tax ñu tabb la beneen bi mooy organisation et méthode bokk na li Serigne Touba gën a jàngale avant ñuy def fii ay Senghor damay dégg léegi ñu ne bu ñu nee organisation et méthode rek ñu ne Léopold Sédar Senghor avec son fameux bureau organisation et méthode mooy le BOM waaye organisation et méthode ba muy am fii ci Sénégal yàgg na leneen li aussi mooy wax naa ko léegi mooy bu ñuy wax ne Touba mel ni Touba day doog am université Touba dafa mas am université ndax ki ko fondé moom ci boppam université la woon. Ndax encore une fois li ma wax léegi mooy université mooy ay xam-xam yu bari te wuute nekk en son sein ay nit yu jógee ci barab yu fasantikoo ñëw di ko fuut si loolu mooy université donc la création de Touba elle-même li ko sous-tendre mooy université mooy xam-xam ndax sëriñ bi ci Matlabul Fawzayni bi nga xamante ni moom mooy acte bi nga xamante ni moom moo fondé Touba moom ci boppam dafay dagaan sunu borom Touba am université boo xamante ni fépp fu xam-xam di bàyyeekoo rek di balle rek ñu daal di dafay nekk Touba donc daara ñoom sëñ Habibou ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo fi nekkoon te sëriñ bi yabaloon leen fi ngir ñëw jàngale alxuraan sëñ Mouhamadou Moustapha ñëw feddali ko donc université yi mësuñu fay jóg majalis yi mësuñu fay jóg ñu fiy jàngale xeetu xam-xam yëpp waaye nag tey université bii ñuy am dafa nga xamante ni sëriñ Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma defoon na déjà amorceau bi Serigne Mouhamadul Mourtada ñëw daal di tijji al Azhar bii nag dafa nekk une réponse boo xamante ni da koy apporter ci li nga xamante ni mooy enjeu monde moderne ba nga xamante ni li yéene bi mu ci am ne dafa bëgg fii ak ay ñetti téeméeri at wala ñaari téeméeri at wala téeméeri at ci kanam nee na saa bu ñu tuddee Imam Malik wala ñu tudd Shafi wala ñu tudd Ahmad Ibn Hanbal wala ñu tudd Abu Hanifa mu am seexam ci Touba c'est une grande ambition waaye encore une fois ambition liberté am ambition loolu mooy le carburant des sociétés vivantes te je pense que sëñ Mountakha s'inscrit dans cette dynamique là ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér. ndax jàppoo ni ci suñ deuxième point bi mooy diggante Serigne Saliou ak ndaw ñi. noonu méthode boobu mu jëloon di ko yare ndaw ñi di ko tarbiya ndaw ñi ndax jàppoo ni fi mu toll nii suñ nit yi aada yi suñ nit yi war nañ cee xool ci njàngaleem Serigne Saliou boobu xool ci ndaw ñi pour dooleel leen. jógu fi ni mu ko doon defee jógu fi ndax moom dafa wane yoon xam nga nitu yàlla yi wala nit ñu màgg ñi li ñu wuuteeg ñi nga xamante ni dañuy def wut politique ngir def ko métier mooy ni ñu koy faral di waxee l'homme d'État wala les grands hommes ñoom ils pensent à la prochaine génération alors que ñi nga xamante ni dañoo taxaw ne ñoom askan wi jox leen dénk leen ñu lu ci bëri ñoom ils pensent à la prochaine élection donc ñoom li nekk ci seen kanam rek la ñuy teg bët alors que nit ñu màgg ñi nitu yàlla yi ñoom li leen gën a yitteel mooy nan la ñuy def ba projeté wu ci génération yi ñëw donc sëñ Saliou dafa tijji woon yoon woo xamante ni tey njabootam ci la nekk waaye dafa tijji yoon woo xamante ni ndono la boo xam daf ko amee woon ci Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñu jaarale ko woon ci yoon woowu mu am yéene daal moom li mu wax mooy jox leen ma de ndaw ñi ma def ci ñoom li Serigne Touba doon def ci mag ñi responsabilité de génération la léegi la doon préserver waaye benn héritage la doon assumer ni ma ko déggee rek mooy dafa taxaw tem ngir bàyyi xel jiwu la doon def ngir génération yi ñëw ndax tey jii boo dajee koo xamante ni Serigne Saliou moo ko yar ci loxoom nekkoon ci daaraam yi da ngay xam ne kii
lépp loo doon wuti feneen moom amoon na ko foofu nga xamante ni foofu lañ ko doon kii foofu la doon leen yare donc ba pare jàngal leen ay jikko yu bare jàngal leen maandu jàngal leen liggéey jàngal leen wutal sa bopp jàngal leen yiw jàngal leen lépp loo xamante ni bu dajee ci nit moom ni mu ko doon waxee kooku dina xam li ko fi indi bàyyi ko fi ba dina distinguer l'essentiel de l'accessoire ba du dugg ci loo xamante ni daf koy tardeel wala mu koy doyadal donc encore une fois nit ku mat sëkk la ñu bëgg ñoom ci la ñuy liggéey loolu mooy ndono Serigne Touba loolu mooy ndono nit ñu baax ñëpp loolu mooy donn sunna yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax dafa wax ne damaa ñëw ngir mottali si jikko yu rafet yi loolu bala ngay koy mën a def nag da ngay xam ba noppi donc bés bi ñu jëm muy màggalu Touba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bésu sant yàlla la mooy ni ma ko waxee léegi waaye bésu delloo njukkal Serigne Touba la ndax lim ñu dimbali waaye bésu sant yàlla la. waaye bésu jaamu yàlla la ndax ni ma koy faral di waxee te sëñ Fallou keroog mu leeral ko daal di wax ne Serigne Touba keroog bi muy dem ñu jël si ko nee na dafa ñëw fekk mook sëñ Modou Moustapha ñu toog kenn ku ci nekk mu teg loxoom ci sa bopp daal di ne dénk naa leen yàlla daal di koy wax tamit maam Thierno Ibrahima Fati dénk ko njaboot gi donc xam nga bés bu tiis la woon keroog biñ koy yóbbu. murit yi seen xol yëpp tiis na taalibe yi seen xol yëpp jàq na ndax ki ñu yaakaar mu leen di nàmpatal ci leeru yàlla tey jii jaay nañ ko doole jël ko yóbbu ko waaye moom mu xamal leen ne dafay liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tabbi ci loxoy tubaab bi daal ne ñoom jàpp nañ ne sax man prisonnier la te xamuñu ne maa ngi ànd ak gaa yu baax yi maa ngi ànd ak waa ahlu badrin donc encore une fois bésu sant yàlla la bésu teewlu la tamit jamono boobu nga xamante ni lu tiis la woon waaye lan lañ ci war a jànge ak sunu digganteeg tubaab bi nga xamante ni moo ko nootoon lan lañ ci war a jàngee donc bëri na ay jàngat yoo xamante ni mën nañ ko cee def et que bëri na tamit interpellation yoo xamante ni war nañ ko mën a def sunu autorités yi ndax kii nga xamante ni jàppoon na ne moom Sénégal jamono boobu ci moom la yàlla jaarale woon jëf ju ñaaw jooju kooku moom neewoon moom Sénégal muy la France ban attitude la am tey ba tey vis-à-vis de l'Afrique et du Sénégal donc war nañ ko càmbar tamit ñu xool sëñ Touba xeex bi nga xamante ni moom la doon xeex ñun fan lañ ci toll notre responsabilité ñun fan lañ ci toll vis-à-vis de la France vis-à-vis de tubaab bi ak fan lañ toll ci li mu bëggoon ci ñun ci xam-xam fan lañ toll ci ngor gi mu bëggoon ci ñun fan lañ toll ci diine ji mu bëggoon ci ñun ndax moomu lim ñu jàngal yëpp mooy nan la ñuy def ba sàmm suñu ngor ak suñu diine ndax bala nga ne naam nekk fa. nan tey boo doon wax lu mel ne tarixa mouridisme système bi ni doxee ndax yaakaaroon ni bu ko ñëpp doon doxee ni ma ko mën a tuddee ci baatu wolof mooy du noppal état ndax bu tudd nga ko léegi université bi Sëñ Muntaxa taxawal ko budget lu tel ci ay 30 et quelques milliards Masalik bi yu mel noonu tey bu ko réew mi doon doxee nga jàpp ni du noppal état ci liggéeyam. sëriñ bi soo bëggee dégg-dëgg rek sunu république niñ ko tabaxee baaxul soo bëggee dégg-dëgg ñiñ ci war a boole lu ci bëri dañ ciy beddi ku ci war a bokk ne ko yow bul dugg si toogal daal bu ñëwee laaj la sa xalaat waaye bul bokk ci ñuy doxal mbir yi te ñoom dañ ci am xalaat dañ ci am gisin dañu nekk di ko expérimenter président moom moo ko wax tey bi mu ñëwee ci université bi nee la li ma tële man ci samay jëwriñ mais ci samay projet samay programme moom laa ñëw gis ngeen koy def donc kon kay leer na mënuñoo ñàkk bañ a jàng ci li nga xamante ni moom la Serigne Touba jàngale ak waa këram donc encore une fois lépp lu ñu tële gis nañ ne saa buñ ci taxawee jóg ci jëm ci yàlla def ci tawfeex donc encore une fois bu ñu ñëwee ñoom dañuy ñëw pour jàng ci université bi wax naa ko tey tàmbali na jox leçon président de la République du Sénégal te sax bâtiment yi taxawagul kon kay mën nañoo rafet njort bu baax. Pape Djibril ñi ngi lay jaajëfal xam naa ñi ngi jël ci sa waxtu sax fi mu toll nii ku ne xam na ni amoo jot yaa ngi jóge ci plateau direct léegi. nga nekk ci Infos Rewmi loolu moo tax sax nga yombalal ñu jataay bi. looy tëjee rek ak di wax mbokki taalibe yi ci màggal gi ñu jëm. di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla niñ ci duggee ak bisimilahi rahmaani rahim yàlla defal ñu ci tawféex ba ñu génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te lépp loo xamante ni keroog ba sëriñ bi doon waxam jooju di wax ne képp koo xamante ni sa mbég sama bos sama mbég sa bos la bu bés bi ñëwee nag ma sant la yàlla
la mu ca dige woon yëpp yàlla nañu ci sunu borom defal lu kawe sunu njort. la ci Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké radiyallahu taala anhu bëggoon tamit ba woote ko ci 1948 ci Touba ba tax woote boobu moo tax tey jii ñun ñu nekk fi tey yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe sunu njort te yàlla def jàmm ci Sénégal coow yi nga xamante ni yëpp moo ngi am la ko waral yëpp sunu borom dimbali ñu ci gindi ñu ci te lépp nekk njëriñu Sénégal lépp dellu ci ñu gën a jël en charge li nga xamante ni moom mooy suñu jeunesse gën ci góorgóorlu waaw li nga xamante ni tamit mooy jigéen ñi ñu gën leen jàppale li nga xamante ni mooy wàllu jàng bi ñu gën ci taxaw li nga xamante ni mooy wàllu paj mi ñu gën ci taxaw ndax jàng ak santé daal laa xam ne war nañ ci góorgóorlu bu baax te tey ku fi ñëw xool li Touba ci kanam di def tey ci hôpital yi xool li sëñ